ci live bu ndaw di waxtaan ak sénégalais yi dégg naa ne Aliou Sall démissionné na caisse de dépôt loolu nag nee naa c'est une toute petite victoire ndaxte garab boo ko bëggee gor ci feuille ngay commencé di gor benn par benn après ngay doogay gor kii bi racine bi donc nee naa Aliou Sall c'est tout juste une feuille pourrite de l'arbre après nañu génnee racine bi moo nekk farine Aliou Sall gis naa ko mu ngi waat teg Coran théâtre bi neexoon na trop nag Aliou Sall parce que bu ma gisee Guédiawaye li fa nekk ci population yëpp y avait man j'ai tellement rigolé y a tellement de gens à Guédiawaye nga fay une centaine de personnes nga neexal leen ñu toog ci maire bi naan non doo fi nekkee doo fi defee conférence de presse bi nga génnee ci maire bi ba ngay dem gisuñu waa Guédiawaye kenn génn ci buntu këram benn mètre da nga doon romb sax nit yi dafa mel ni ne mauvais vent mooy romb kenn faalewu la kenn compté wu la waa dëkk bi kenn faalewu la ba yegg fi nga yegg théâtre bi jeex nga ne da ngay waat doona naa rien à foutre doléance bi ñu yóbbu noonu bi ñuy dem di demander ça concerne l'article 25-3 boobu noonu de l'ITIE boobu noonu la ñuy réclamer mooy transparence des ressources donc la transparence des ressources ça n'a rien à voir sa mag la concerné bokk sa mag moo gën a xam ñun bu ñu demee préfecture lan lañ fa demandé mooy li ñuy wax yépp li tubaab wax verbal ay maam di nekk di ñaxtu nii lu ñu bindul loolu noonu c'est des paroles en l'air mooy demuñu préfecture ne na Aliou Sall démissionné ñun transparence des ressources ñu leeralal ñu li BBC wax parce que sa démission bokkul ci leeral mooy ñu indi ñu ay preuves buy wane ne li BBC wax du dëgg te jusqu'à présent vous nous avez pas ramené de preuves hein coach maa leen nuyu bu baax a baax ak Tata Gaye la donc indil loo leen ñu preuve bi dañ leen di laaj farine même nga daw ba mois de février pour duggaat ci dëkk bi terewul chaque semaine chaque vendredi dinañu génn ci mbedd bi ñaxtu vendredi prochain ñaxtu bi day continuer parce qu'il y a pas de transparence sur nos ressources ce qui est volé ña volé kenn jàpp leen yaa ngi waat ci yàlla mais sa xarit boobu noonu timis Afrique yëpp ak monde entier bi yëpp fu mu jaar trian la fa jaaree mooy amul kenn ku xaritoo sa xarit boobu timis nekk xaritu timis rek moom boo jëloon 10 Coran teg ko naan da ngay waat xamal ne sa waat maa leen nuyu bu baax a baax El Malick ñoom sa waat tolluwuñu fenn tey boo jooyoon bay jooy deret sax Aliou Sall ñun on en a rien à foutre ñun pétrole la ñuy wax pétrole mooy contrat yi ngeen signé ci pétrole bi ak njuuj njaaj ya ngeen def ak timis ñun loolu la ñuy lijjante ay toog naan $250,000 kenn viré lu ma ko wax yooyu yëpp indi ñu preuve tubaab preuve la am léegi xam nañuy def compte ya nga am yëpp ya nga jot am ci àdduna yëpp jëma ci internet bi relevé de compte dafa am virement bu jaar ci compte ba mooy compte bañ lay jiñ noonu génneel relevé de compte ya fa nekk yëpp les 10 dernières années nga teg ko ci internet bi nga ne lii moo nekk sama relevé de compte que ne mosuma jot virement ay toog fi naan jotuma virement jotuñu virement ñun preuve la ñuy laaj bokk BBC dafa ne tel date tel jour jot nga virement yow génneel ñu yow sa compte boobu noonu mu la ko jiiñee xaalis ba fa dugg pendant période boobu noonu ba fi ñuy toog nii maam xam na ne képp ku am compte banque am na relevé d'identité bancaire chaque mois dañ la koy jox xam nañu ñaata mooy dugg sa compte ak ñaata moo ciy génn mooy des preuves verbales teg sa loxo ci ko kaamin bi du preuve waat ma ñàkk sama ndey du preuve mooy nga génneel ñu sa relevé bancaire ñun yooyu lañuy laaj preuve yu leer nañ sa mag nañu génneel transparence ci ressources yi contrat yu jaarul yoon ñu refaire ko mu jaar yoon population bi profitoo ci fii ak déggul jat nag chaque vendredi dinañ dem ñaxtu ko fañ ko war a ñaxtoo ba mbokk tubaab ba mi yëpp xam ne transparence ba muy wax def ko guddi def ko bëccëg ñun loolu la ñuy wax transparence des ressources bi nga xam te ne moom mu nekk ci article 25 boobu tiré 3 bu fekkee xamoo ko ñëwal ci live bi nga déglu bu baax a baax ñaxtu ba ñuy ñaxtu nga dem ci aar lu ñu moom nga xool ñoom la ñuy ñaxtu les 10 la ñuy ñaxtu yow sa tur bokk ca bokk ñaxtu ba ñu yóbbu préfecture yow sa tur bokk ci c'est le cadeau de notre souci kon boo ñëwee ne da nga démissionné
mais indi ñu preuve parce que démission boobu noonu du la ci génne démission boobu noonu du la ci génne tey du la ci génne suba indi ñu sa relevé d'identité bancaire yow war ngaa xam lu muy signifier ndax am nga compte fii am nga ay kër am nga compte Il Caïman génne ñu relevé d'identité bancaire transparence sama génne ñu relevé d'identité bancaire transparence say jabar yooyu noonu ñu génne seeni relevé d'identité bancaire parce qu'elle bosse pas transparence sa belle-mère yooyu yëpp nañ ko xool seen antécédent seeni mbokk seeni cousine ah ñoom ñëpp ak compte ya ngeen am Panama foofu noonu ci paradis fiscaux yi yooyu lañ leen di wax transparence tey ku la gis yow ñu ne Aliou Sall mu ngi dëkk Guédiawaye mais am na mu ngi nekk maire Guédiawaye mais am na compte Île de Caïman maire yooyu noonu demoon la taxaw nga fay leen xaw ma 1000 francs xaw ma 2000 francs ñuy kàppar ñi ci diggu tali bi ñooñu xam ñu sax lan mooy Île Caïman ñooñu boo jëloon xaalisu dëkk bi yëpp sàcc ko yóbbu ko Île Caïman ñoom xam ñu ne loolu existé na mais ñun ñi nga xam te ne on sait xam nañ lan moo tax ñuy ñaxtu les 4 points yi nga xam te ne ñoo tax ñuy ñaxtu foofu tànk wuy woo lañ ci loo leen mënti def xam nga ñun faale wuñ leen ñun 4 points yooyu noonu transparence des ressources boo ko xamulee ah nga kóol ma dinaa la wax lan mooy transparence des ressources li nga contrat yi ngeen signé te leerut ñun leeralaat ko loolu bokk na ca la ñuy ñaxtu ñi nga xam te ne dañoo luubal ci suñu xaalisu pétrole ak suñuy ressources ñu ne leen ràpp tëj leen ci kaso bi nangu suñu xaalisu ressources yooyu bokk na ca la ñuy ñaxtu mooy ca la ñuy ñaxtu binduñu ci Aliou Sall binduñu ci Macky Sall binduñu ci lenn ñun ressources yi la ñuy wax pétrole la fa nekk ak la ngeen luubal ñun loolu la ñuy kaas te maa ngi woo xale góor yëpp ñëpp que ñëpp dem liir aar lañu bokk la ñuy kaas ak ñun lan moo ñu tax a jóg ku nekk xam ak kam ak yelleefam article 25-3 de l'ITIE bi nga xam te ni Macky Sall moo ko ratifié en 2014 ngeen dem xool yan droit la ñu may bokk yan droit la ñu may nos droits Aliou Sall ñun on réclame nos droits yow sa démission bokkul ci suñuy droit parce que ta démission te concerne toi et ta conscience di nga tey jii ba ngay jël fonction boobu noonu tegaluñu la fi woon kaamil ne la waatal yow dañ la ko joxoon tey yaa ngi bàyyi ñun xamuñu ba nga ko doon jël ñaata nga ci fekkoon ci xaalis yaa ngi dem ñaata nga ca wacc ku la wax ndax vidéo compte bi pendant 2 semaines ndax yéen seen waa famille ñoo daak sàcc lan nga fa wacc ba ngay dem tu as laissé combien tey yaa ngi naan démissionné naa mais ramène ñu sur la table combien tu as laissé dans la caisse de dépôt et que ba nga doon jël ba nga doon jël caisse de dépôt bi ñaata nga fa fekkoon ak ñaata dépense nga fa def loolu la ñuy wax transparence loolu noonu ci yooyu lañ leen di woo bokk lu leer bokk ci lañ leen di woo bu fekkee ne sa mag xamul lan mooy transparence ba mu ko doon signé parce que moom buy wax naan on m'a demandé de signer ba mu doon signé article 25 di ko ratifié tiré 3 boobu noonu le DTIE boobu noonu ah foog naa du woon on même bu doon on sax signé na ko si signé et que c'est nos droits tey maa ngi woon ñëpp tout le monde il faut que tout le monde sorte bu leen fiyewu ci 2-3 personnes yooyu noonu génn ca Géejawaay ne Macky Sall lañu àndal yow yaa gën a xam ne xënat ne boo tàggoo woon wax ne waa Géejawaay nañ génn taxaw ci buntu ba ne la doo dugg ñett xamoon ca maire ba xamuñu sax ndax est-ce que Géejawaay lañ dëkk benn maire bi nee na moom da nga ko jël moo nekk sa conseiller boobu sax laa la wax ah xamul lu gaal bi riir kooku boo ko waxee Il Caïman xamul fa muy exister kon ñooñu c'est le cadeau de nos soucis la ñuy wax ça ne nous intéresse même pas tey nag sénégalais il faut qu'on se concentre ci ñun point yi nga xamante ne focus ci point yi nga xamante ne ñun moom la ñuy ñaxtu parce que tey Macky Sall daw na parce que lu xew mu daw 1 2 3 mu daw 1 2 3 mu daw mu mel ni jigéen lu xew rek mu ne lambar jël avion am dem mais li ñuy ñaxtu point par point boobu noonu gisaguma benn yoon Macky Sall fu mu ñu wuyoo ci ñun li ñuy ñaxtu point par point gisaguma fu Macky Sall génnee kayit yi tegal ñu ko xam nga tey ñu ngi naan contrat yi yëpp ñu ngi ci mbedd bi te waruñu woon nekk ca mbedd bi mais contrat ya nekk ca mbedd bi dañoo waroon nekk ca mbedd ba parce que ba nga doon dem di signé ji article 25-3 boobu noonu dafa wanoon ne Sénégal ñëpp a war a xam bokk transparence mooy télévision yi nga xam te dañuy nëbb lu ñu war a xam ñoom sax il devait nous montrer tout ça tey lépp li ngeen signé lépp li ngeen def bu fekkonte ne seen télévision naa fekk yi Aziz Ndiaye la xawma 2STV télévision ñu naa fekk boobu naan Clédor wattu dugg ca téléem xawma lan ak lan bay taamu ña fay war a dugg
kooku bu fekkonte ne article 25-3 de l'ITIE boobu nga signé duggoon na ca boppam foog naa ne li Clédor di ñu xamloo moom moo koy woo ne que kaay étalé ko fii sur la table ñu vérifier mais comme loolu da ngeen koo signé ba pare jël ressources yëpp gàddeel ko seen bopp tey il faut que tu te mets dans ta tête que le peuple est réveillé que ne ku doon nelaw sax maam chaque jour dina ko yeewu matin midi soir naa yee ba Sénégal yëpp yeewu ku ci nekk bu yeewoo dina comprendre lan mooy l'article 25-3 boobu noonu nga signé ñi nga xamuloon tey chaque jour dinaa ko répéter léegi pour woon sénégalais ne tey li ñu jóg di ñaxtu c'est nos droits et que droit boobu noonu yow Macky Sall yaa ñu ko permettre en 2014 yaa ñu ko jox mun naa wax ni Laye Wade sax signé wu ko woon waa temps wu Laye Wade ñu ngi doon lekk ci zircon bi ci or bi ministre yaa ngi doon sàcc di rawale ñoom ñëpp ñu doon ay milliardaires on ne nous parlait pas d'or de pétrole yooyu yëpp daan ñu koon wax parce que dégg ngeen Idrissa Seck nee na ba ñuy bënn xawma Panplay la xawma muy yegg ba Espagne nee na Macky Sall loolu yëpp fii la ko fekk ñun xamuñu woon sax ñu ngi woon Sénégal ndekete gars yaa ngi bënn pour yóbbu pétrole bi pour yóbbu gaz bi ñun xamuñu sax ne lii gaal bi riir léegi lañu commencé di yeewu tuuti mu am en même temps live direct mu permettre ñu au moins ñuy gësam suñu cerveau yi di dem di fuiner ba xam si as tuut biñ ci xam mais as tuut biñ ci xam dinañu creuser jusqu'à en savoir plus nee nga ceux qui en parlent trop en savent moins mais ceux qui en savent moins veulent en savoir plus te pour en savoir plus yow dinañ la imposer ba nga woon ñu li ñu war a xam yépp ñu xam ko demain bu ma demee jëli ji autorisation bi fii laa la koy tegal ñaxtu bi la ñuy dem ñaxtu foofu noonu dinaa la ko tegal fii nga xam yan point moom la sénégalais yi di ñaxtu bokk comme ça boo xëyee nga xool ñun lan la ñuy ñaxtu nga wuy suñu si la ñuy ñaxtu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm live bi da dul gudd sax léegi ay live 2-3 minutes 5 minutes au maximum 17 minutes ku nekk dem tëdd ji nelaw comme ça Macky Sall dina am temps wu déglu suñu live Aliou Sall moom c'est le cadeau de nos soucis ndaxte bu ñu leeralee li ñuy leeral ba pare yow sa bunt ci la rëbës taxaw na ba pare xawma dégg naa da nga am ci dossier yi xawma dossier trésor yi il paraît que am nga ci mais am dossier trésor bañ cee am yëpp loolu après lañ koy lijjante parce que bu fekkee da nga am ca dossier yi ba pare sa mag jox la suñu caisse de dépôt bu boobaa sa mag mooy dem tëdd sa place parce que dof kenn du ko dénk caisse de dépôt bu fekkente ne la ñuy inventé la dinañu vérifier sa cerveau pour xool ndax normal na parce que foog naa ni kuy dem bay pikir ay jéeg foog naa ni cerveau bi am na la ca des. Bonne nuit tout le monde voilà gaz moom notre pétrole loolu moom na grévé dugg suñu mémoire yi man ay football ak yooyu yëpp intéressé wu ma parce que la gaz boobu mën a apporter Sénégal ba ñëpp di feju ñëpp di naan ñëpp di lekk foog naa moo ëpp njëriñ football bii dëkku naar yi boo leen gisee ñu développé pétrole bee leen tax ñu développé du football bi te tey boo leen bëggee football bii ñu gagné ci suba am ci ay stade yoo xam te ne xale yi nañu mën a entraîné wu ca dëkk ba pour mën a gagné ay coupe foog naa ne lijjante pétrole bee gën a ëpp njëriñ ka nekk naa dañuy lijjante ay football yoo xamante ne apporté lu ñu lenn lu dul ñay football la amal njëriñ maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wàcc ngeen nelaw yéen ñëpp di leen souhaiter une très très bonne nuit wan leen ne démission wu cochon touché wuñu benn yoon toolu wuñu fenn c'est le cadeau de notre souci c'est tout juste une petite victoire mooy benn feuille moo wadd ci garab bi c'est tout léegi des na yeneen feuille pour it lëg Marème kenn déggatu ko parce que boo ñu ko déggatulee mooy c'est parce que moom la mu sàcc moom tamit xam na ni tuuram chacun aura son tour chez le coiffeur tey lingé nañu cochon première communion bu subaa lëg Marème dinañ ko lingé parce que lëg Marème déggatoo leen ko fenn ba ñu commencé jàpp sàcc yi di tiiñal sàcc yi ba léegi moom mi ndeyu sàcc yi làqatu na waxatul génnatul doomu Macky Sall boobu noonu taaw bi nga xam te ne mosul liggéey kenn xamalu ko benn fonction suñu xaalis ba muy dawalee oto yi rafet yooyu noonu moom tamit kenn déggatu ko mooy sàcc yu pataapuf yooyu nga xam te ne ñoom ñoo tax ñuy wax ñoom ñëpp làqatu nañu benn par benn xam nañ seen heure day ñëw transparence force tey seen bien yooyu yëpp dinañ ko génnee benn par benn lëg Marème mosoo liggéey sa patrimoine boobu nga xam te ne suñu alal nga ko jëlee dina leer naññ. Bonne nuit tout le monde.